mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV du ñu jóg di am mbégte kontaante lépp lu leen soxal ci seen dundin ak seen nekkin mais également képp kuy icône rawatina ci lu jëm ci li nga xam ne mooy culture ñu koy dalal fii ci Senbuzz TV tey ñuy am jotaay ak grand boo xam ne xam ngeen ko grand Alioune Diagne yow miy bàyyi xel li nga xamee ni récemment ñu bari ci société bi ràññee nañ ci ki nga xam ne mooy taxawaayam muy le grand Alioune Diagne bi nga xamee ni doomu gaynde moo fa nekkoon l'acteur principal moom la rédaction Senbuzz di am mbégte tey fas yéene am ak yow jotaay grand Alioune Diagne alias Léo di la xamal ne vraiment alors pour commencer rek dañ lay jéggalu bu baax a baax vraiment ci retard beeg possibilité bi nga xam ne aussi may nga ñu ko ñu ngi li ciy jaajëfal bu baax a baax. asalaamaaleykum waaw congaay ñu ngi leen di ziar di nuyu waa Senbuzz ñu koy seetaan yëpp di nuyu Sénégal gi yëpp alhamdulilah rabbil alamin di leen wax dal leen ak jàmm. merci beaucoup alors bala may ñëw ci personnage beeg culture bi la askan wi xamee bëgg naa rek boo doon présenter en une minute doomu fan nga doomu Sénégal Dakar doomu Médina alors grand Léo. waaw man maa ngi tudd Alioune Diagne. ñu gën a xam ci monde artistique bi nag Léo. juddoo à la Médina fu ñuy ci penc yi fukki juróom-benn penc yi nekk foofu. kon lébu nga. waaw lébu laa. Alié Diagne dëkk Cëriñ juddoo fa yaroo fa màggee fa fii nag sama kër la Nord Foire. alhamdulilah rabbil alamin. Très bien. alors en dehors de vie bi nga xamee ne askan wi xam nañ ko ci culture lan nga ñu mën a wax ci sa enfance balaa ñuy ñëw ci li la poussé vraiment nga épouser li nga xam ne mooy culture Médina jàng nga jot nga diplômé am nga beneen vie professionnelle bu ñu mën a découvrir ci Grand Léo. waaw jàng naa maa ngi defee primaire école Malick Sy de secondaire bi tam école Malick Sy laa ko fa amee sama BFM après dem lycée Lamine Gueye. man nag première laa dem bàyyi jàng. bàyyi jàng nag bëgg liggéey boo xamante ni damay am xaalis jox sumay waajur élève laa woon maa ngi ci woon ci yëngu yi am macha allah à la Médina amuñu woon benn problème waaye bëgg liggéey gëm sama bopp wër ni sama waajur bëgg naa teral leen loolu moo tax ma bàyyi jàng bi ne xaaral ma wut ay liggéey façon liggéey nag boo xalaat def naa ko. alors kon ñàkkoon possibilité ak ku la accompagner moo taxoon continuer wu say études teel a fippu quand même moo taxoon nga teel a bàyyi jàng. non ba ak maa amoon ñu ma kii parce que man famille bi ma nekk suñu taaw Ablaye au passage mooy ñuy ñëpp di ziar ñëpp moom dafa nekkoon en Europe nit ñi ma topp suñu dañ doon jàng man maa bàyyil sama bopp. maa dem ba première wala def terminal bàyyil sama bopp ne xaaral léegi damay consacrer pour am xaalis di jox samay waajur parce que dama bëgg di participer ci kër ga bien que daan naa participer ndànk noonu su ma am mësaana am. ci wàllu yëngu yi as tuut rek dem jox sumay waajur. waaw. lan moo la poussé woon nga nekk ndaw dëkk Médina bu ma juumul tamit du ñàkk ci sa famille yow yaa njëkk am choix wu def li nga xam ne mooy aar wala. waaw man kese d'ailleurs sax man kese la parce que dama am au passage suma benn grand bu ñu naan Mbaye Babacar Ndiaye prince di rakku Pape Demba Ndiaye bu daaray Kocc kooku gannaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waajur yi moom moo tax moo ma dugal ci théâtre moo ma jàngal théâtre moo ñu fekk fële ca lycée Malick Sy ñu Fosco yi comme ni ñu ko wax ñu journée culturelle lañ daan wax moom moo fa ñëw fekk ñu ngi woon classe 4e secondaire mu initié ñu ci jàngal ñu ci théâtre ba ñu am amour bi ñu génn tam doon fréquenté tamit këram néegam sax laa doon wax fële ca sanca ba ak waa Soweto yooyu ñu continuer di ko def waaw grand boobu daal Mbaye Babacar Prince moom gannaaw yàlla kenn du sallallahu alayhi wa sallam moom la moom lépp la ma di ko gërëm di ko remercier au passage. Très bien alors balaa mooy avancer loolu ban liggéey nga xam ni li nga xam ne ni jot nga ko def ci say enfance liggéey la boo xam ne marqué na la liggéey bu gën a difficile boo xam ne def nga ko. mooy tali yi ñu doon defal à la Médina. tali déggoo li ma la wax tali yi ak ba pare ak xam nga dafa am benn société boo xamante ni bu hivernage bi doon waaj a ñëw dañu doon déboucher. loolu tam def naa ko fekk naa ay conteneur tam di ñuy wàcce waaw journalier ma wàcce mais kooku benn yoon laa ko def ñaarul parce que tellement c'était difficile jour boobu je me rappelle très bien étant célibataire waroon joxe dépense mais awuma yàlla def fajar gi bi ma génnee may dox rek di dem rek Castor daal laa teere ji gis gars yi di wàcce ma ne xaaral ma wàcce ba pare ñu jox sama xaalis ma dem alhamdulilah joxe li may joxe. lu jiitu ngay def théâtre la bien sûr wala. waaw lu jiitu may ak étant élève. d'accord étant élève. pour vous dire que ni bon tooguñu woon rek ne yàcc ne yaasar daal. très bien waaw. bëgg lu yomb déedéet nay metti rek. très bien waaw. alors ñu découvrir la ak waa Daaray Kocc lan moo la poussé woon vraiment tamit nga am choix wu def li nga xam ne mooy carrière bu am solo ci culture rawatina aussi nga impliqué wu ci groupe bi nga xam ne mooy Daaray Kocc.
waaw daaray Kocc moom Pape Demba Ndiaye c'est-à-dire comme ñun ñëpp ñoo bokk nekk à la Médina. te ku ci ne moom grand bi ku doon yëngu ci wàllu théâtre xam ne parce que ñoom dañu daan seetaan. parce que ñun dañu gravir les échelons nag. demuñu école théâtre dugguñu fenn école théâtre dañu ko def ci école. def ko ci au niveau de nos quartiers def ko ci ASC navétane compétir soog a créer troupe théâtrale yi jaar si soog a dem Sorano soog a dem Grand Théâtre kon dañu gravir échelon yi daaray Kocc nag Pape Demba Ndiaye ci boppam moo ñëwoon am benn rôle boo xamante ni ci tànn sa bu la neex am ku mu ko joxoon faf malheureusement le lendemain wu war a tourner si guddi gi ba ci guddi gi gisul kooku xelam ne yar am rakkam bu mu waxtaanal mu ne ko mais demal nga seeti Diagne. alors mu wër ma boobu aussi mosoo joué wala fooye li nga xam ne mooy culture d'une manière générale mosoo fooye théâtre wala. si boobu fekk na déggoo man la boobu fekk na ñu ngi ci nawetaan yi ñu ngi sugi tonton Cheikh ñun Mbaye Babacar moo ñu encadré woon jëlee ñu école ñëw indi ñu à la Médina ba pare ñu formé fa troupe tamit am troupe bu ñu naan Soweto. xam nga doon compétiral ASC Santhiaba compétiral tamit ASC Déggo jaar ci troupe yi nga xamante ni tamit jotaay askan beeg yooyu soog a dem nag daaray Kocc Pape Demba mës nañu gis ñu joué ba mu amee manqué kooku nag la ñëw wër ma ci guddi gi jox ma rôle bi si tànn sa bu la neex personnage yi ndax am na rapport ak sa dundu d'une manière générale parce que grand Léo dañ lay découvrir nga nekk benn grand bu sedd quand même grand boo xam ne wax dëgg yàlla et puis lu ci bëree bëri tamit da ngay galérer rek ci say personnages xam naa dinaa si gën a ñëw mais ndax personnage yi aussi xawul jege tuuti tamit sa personnage ku sedd noonu nga yaroo wala tamit da nga gis ni quand même mënul woon ñàkk li nga xamee ni moom nga joué jamono ji nga joué ko bu dul loolu. non mais c'est-à-dire personnage ñun ñoo mën a doon ku ne te kenn mënuñoo doon. c'est-à-dire personnage comme ni nga ko waxee bokkul ak personne bi man ni ma mel bokkul ak rôle yi ñu may jox bu ñu ma joxee personnage damay dem ma wuti ko dem seeti ko dem gëstu ko fexe ba ànd ak moom fexe ba ni nga xamante moom lañ ma ko bëggee ma defee ko noonu loolu may possibilité mu yomb personnage boo génnee waaw gars yi ni voilà quoi grand Léo indiwaat na beneen touche boo xam ni ñëpp dañuy xam ni da ngay jeex ci personnage bi lu tax mu yomb la pour yow mais liggéey yombul de ak difficile yombul c'est-à-dire dañ lay jàngal ne la théâtre moo demee noonu daf ci bokk jàngal la personnage naka la ñuy def ba am ko buñ la ko joxee gannaaw ba nga liiree sa texte ba xam ni kii la nga def recherche ba pare liggéey nag li la koy may mooy man xeebuma ay atelier ku ndaw ku tuuti kuy soo commencé mën na maa jiite moo tax l'artiste dafa war a doon ku humble humilité moo lay may loolu ba pare ak liggéey da ngay liggéey nag waaw liggéey parce que personnage yooyu mooy yow mbubu bu ne dañ la koy jox mais mbubu buñ la jox war na mën a ne si kaw nga liggéey ko. le grand Léo Alioune Diagne de son vrai nom moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay xam ngeen ko jamono ji doomu gaynde moom moo fa nekkoon l'acteur principal ak équipe bu daaray Kocc aussi ràññe woon nañu taxawaayam lenn loo xam ne marqué nañu bari ci sama génération ak ci askan wi sax laay wax muy li nga xamee ni mooy le 13 époque boobu le 13 lan la apporté le grand mais aussi li nga xamee ni joué nga ko fa ndax yomboon na socialement jugement bi nga xam ne tamit askan wi jamono jooju du yow kese ku yorul doo bokk ndax yomboon na quand même jamono jooju li nga xam ne joué woon nga ko ci le 13. oh non yombul le 13 défilé woon entre man en tant qu'acteur. défilé woon pour Pape Demba Ndiaye. musuma nekk daaray Kocc te je comprends bien waa daaray Kocc yi kenn koo xamante ni nekk jëluñu ko ci ñoom frustration dafay am. Pape Demba jëlee ma fële ñëw ne ma yow laa gis ci benn le 13 bi pour nga ñëw jouer ko au début les gens étaient réticents da nga koy sentir mais man c'est-à-dire yàlla daf ma suturaal ba nga xam ne boo ma joxee liggéey li may njëkk a jox mooy samay waajur laay dem expliquer leen ba pare ñaanal ma buñ ma ñaanalee ba pare dañ ma naan demal su ma demee léegi li ci des man la rek parce que pousse nañ ma su ma tàkkul rek man la xam nga moo taxit défilé woon grand bi ma expliqué man tam ba ma demee gis réalité bi dama ni xoolal incha allahu rabbi ci kàttanal yàlla lii xoolal ñoom ñëpp dinañ ne ko gongo ñoom ñëpp mu jaral ma nag dama liggéey personnage boobu da nga koy liggéey parce que mënuloo nekk benn personnage kii bi ba mu jeex nga même ligne bi nga téye ko xam nga te amul benn loo xamante ni gars yi mën nañ la ci critiquer ci ko comme ni ko Papa Golbert doon wax yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana fi daw si personnage boo génnee ñu ne bu ñu lay jël tooy man nga génn ñu ne kii dafa yambar waaye xamal ne kon jàll na. ok moo tax yaa ngi ci doon dégg loolu quand même époque boobu. lu ne am na ñoo xam dañuy ñëw sax ne waaye grand baal man saaga naa la de
waaw mais tooy man yambar bi am na yoo xam ne boo xamante ni ñoom ultérieurement dañ wax mais grand man dama doon wax mais kii mais Pape Demba Ndiaye loolu la ci bëggoon réalisateur bi. moo tax ñun loolu la ñu liggéey ba am loolu. moo taxit bi mu paree moom ci boppam il était tellement content ñeneen ñi tam waa daaray Kocc yëpp ndeysaanam pour te dire que ni après ñoom ñëpp dañu kontaan parce que xam ne c'est une famille. Très bien. mais mu nekkoon aussi loo xam ni réalité la woon quand même ci société bi ba léegi sax quand même boo amul doole xëy na doo am yenn possibilités yi ndax jamono jooju tamit amoon nga yenn jugement yoo xam ni aussi say mbokk gisoon nañ ko ci yow ci personnage boobu mais aussi yan retour nga ci daan am grand Léo. waaw personnage bi moom dafa jàll xam nga bu jàllee rek automatiquement yow sa bopp da ngay am problème. ok foo dem ku ci ne ça dépend ci séquence bi nga xam ne moom la gis. ne yow kat waroo woon doxale même les mécaniciens ils disaient que ils n'avaient pas compris comprendre ñu waaw waaye nag ngay jëlee tooyamaan ba pare bëgg ko def mécanicien ñun dañu ay tooyamaan ak affaire dem kon ma ni kon jàll na ñeneen ñi ñëw naa la mais yow yaa ngi tiim xale bu jigéen bi mënoo ko def dara man leen kon alhamdulilah jàll ce qui veut dire que ni rôle encore une fois da nga koy maîtriser. gannaaw boo jàngee sa scénario ba mokkal ko xam ban personnage recherche du personnage nag da nga koy liggéey. waaw. ban personnage moo la gën a marqué wala ban théâtre entre guillemets moom nga xamee ni vraiment marqué na la ci li nga xamee ni jot nga ko liggéey aussi difficile woon aussi pour yow pour nga yeggali produit boobu. gannaaw le 13 bi fayu sax samay mbokk day ñëw lii waroo ko joué ah. alors mën nga dikk ak ñun ci scénario bi ni mu demee woon ak la nga ci joué ci fayu ngir mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu gën a mën a comprendre bu mu jumul histoire dëmm la woon. histoire jiin dëmm. xam ne dañ doon ànd ki nga xamante ni fa lañ daan jëlee boo. li nga doo mës a gis ñu jiin dëmm ko am xaalis. ku féex ku yor ba liw duñ ko mais les plus démunis ñi nga xamante ni yoruñu rek lañu te histoire bu ndaw la woon de mooy que ne ay xarit yoo xam ne dañ doon ànd ki nga xamante ni fa lañ daan jëlee boolu def ñuy fubal mu tooñ ma dóor ko ba sëlam ko mu dem gisee ak benn sëriñ fexe ba daal tam ma. ndax ni da ngeen néewoon doole. ndax waaw jeex na. parce que dóor naa ko ci biir terrain bi gars yi di ko yuuxoo moom ko te ku rëy la. mu ne non lii defet la ci moom donc ni mu mën a fayoo mooy loolu rek. waaw ji nit ki dëmm tam leen dëmm ba mu sax rakkam dee ci ndeyam dee ci ay jam paak kii tëj kaso ba nit ki dee ci lu ko fi jar. c'était tellement émouvant ba nga xamante ni. dañ ko doon tourner acteurs yi di jooy. moom fayu boobu. wallaay lazim ba pare ci mbedd mi maire yeeg paa yi da ngay kii ñëw fekk mu taseeg ma dem dëj à Saint-Louis. Saint-Louis Ndar ñu ne ma ay paa interpellé ma ne ma doom man ak maire dama jooy ba sonn seen théâtre bi triste na. waaye nag. am na ñoo xam ne may nañ ma ci xaalis bu bëri. ci fayu boobu. waaw ak le 13. non. alhamdulilah bari na lu mu apporté ci sa carrière. waaw ba pare en plus de ça boo demee ci société yi. tax na buñ la xàmmee am na yoo xamante ni rak dañ la koy régleel. très bien xam nga. alors muy carrière bu am solo touche bi nga xam ne indi nga ko je pense que leeral nañu ko fii mais lu waraloon tamit en dehors de doomu gaynde bi nga xam ne dinaa ci ñëw nga absenté wu gisatuñu la. waaw man nag li nga may gis ni dama am ful am fayda lébu laa nag dama am ful am fayda boo ma gisee ci écran rek xamal ni dañ ma fay. xam naa li may jar li may peese xiifu ma maru ma raflewu ma boo ñëwee fi indi sa scénario yu bëri j'ai refusé. am na yoo xam ne nag da nga jàpp ne ñeneen buñ la woon duñ la fay. am na yoo xam ne nag j'ai refusé. parce que du n'importe quel rôle rek la nga may jox ma scénario boo ko liiree xam ne kii scénario bi neexul amul benn loo xamante ni mën na ci jëriñ nit mais dama la naan jéggal ma su ma ñëwee mu intéressé ma waxtaan ak yow. nga war ma fayuloo ma li ko jar du ma ñëw tamit. mais grand est-ce que du tamit loolu dafay wane rek benn yëg-yëg boo xam ne aussi dafay nekk ci yéen acteurs yi nga xam ne yéen fi njëkkoon bu nekk du da ngeen di liggéey rek. waaw pourquoi ngeen di am choix ci scénario bi ñu may jox ak yooyu doo dem tourner ñu fay la xaalis wala. déedéet. ça passe pas comme ça. non. ok non parce que yow tamit en tant que man sama liggéey amu benn liggéey lii mooy sama liggéey. parce que je travaille avec des ONG ci wàllu sensibilisation affaire de tout cela. xam nga léegi yow boo ma indilee scénario boo xam ne amul bopp amul genn kenn mënu ci jëre benn xam-xam amul benn njëriñ man maay ridicule. d'accord man sama bopp du yow de yow da nga ma jox ni ma joué ma rek fay ma sa xaalis non scénario bi si c'est intéressant mu wóor ma ni lii. du question buzz sax mais dina jëriñ nit ñi. dañ ci jëriñ dara
mais ma ñëw mais seetlu. mais est-ce que loolu acteurs yu fi nekk actuellement ñu ngi bàyyi xel li ngay wax tamit dafa mel ni gars yi léegi ñoo producteurs yi ñoo yem ndax xaalis rek lañ soxla aussi grand. waaw xaalis neex na trop nag xaalis neex na trop mais man sama image doo ma gis sax may lambar yi ci ay kii yeeg yooyu. déedéet. lan la man li may def yàlla suturaal na ma ba alhamdulilah du ma ni mën naa lépp waaye yàlla am na lu ma ci wërsëgal. waaw léegi sant yàlla léegi lan moo fi jar des miettes mais nag am na ñoo xam dañu ñëw tamit damay apporter sama participation mooy comme réalisateur yu ndaw yi. ñu ñëw am na ñoo xam dañu ñëw ne ma jàppale ma. te yàlla rek a tax. ma ñëw ne la waa daa ci jàpp. ba ma wanee sa scénario ba mu intéresse ma ne la waa naa ci jàpp. foofu man dinaa mën a dooleel nit ki. très bien c'est clair. alors grand Léo cheikh bi Serif Alhassani yu Nouroullah depuis cité Kër Góor gi maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax la lingeer jee asu sare sama tataawu bopp sama soppe sama xarit maa ngi laa nuyu di la gërëm ci tur waa Daaray Kocc tamit waa Daaray Kocc yëpp a ngi koy gërëm. jee asu ba beneen affaire la kooku moom dañu koy ñaanal yàlla rek bu may seet si nag. waaw dañ koy ñaanal yàlla parce que xoolal koo xamante ni ci social lay dox. koo xamante ni mu xam la ak ñàkk la xam dimbali la à distance. ba pare demul ba pare fàtte waa Daaray Kocc. très bien loolu moom xam naa ko parce que chaque année. lépp loo xamante ni ci wàllu social loo xamante ni ci wàllu tabaskeeg yooyu. ñun daf ñuy yónnee suñu wàll. kon c'est l'occasion ñu gërëm ko sant ko. très bien ci turu waa Daaray Kocc yëpp nag. am na solo. grand yaa ngi koy wax léegi xam nga ni léegi production yi bari na maison de production yi tamit publicitaire yi léegi ci la gën a bari mais pour yow lan moo tax yenn producteurs yi jéemuñu am approche ak yéen. bon je sais pas nag xam nga nag ça dépend xam nga doo forcer nit ki mu ñëw ci yow. xam nga man je me dis que man dama fii yàlla rek a fi ne congaan nit nekku fi man gëwuma nit yàlla laa gëm waaw dama xam ne rek ak su may ñaanu waajur lu sama wërsëg rek ci yëf yi dinaa ko lekk. alhamdulilah moo tax du ma tarbiyu kenn wala dem naan da ngay côtoyer nit ki pour mu jël ak yooyu non man kañ moo tax saa yoo amee occasion da ngay góorgóorlu. ba li nga xamante ni mooy sa liggéey nga def ko na mu waree. am na ñoo xam ne peut-être loolu dina leen marqué tey jii ba congaan bàyyi la muy liggéey yëpp. ñëw fii ne tey grand Léo damay gisee ak yow pour interview wala noonu la keneen tam di gisee rek ne bëgg naa nga jouer. c'est clair sant yàlla durant bi nga toog liggéeyoo ngay acteur culturel yaakaar culture wax nga ko du ñàkk yaa ngi doon liggéey ak yenn ONG yi man ndax yomboon na tamit en tant que père de famille aussi. non normal quand même tamit. mais man familial yeeg yenn yi aussi pour nga matal ko grand bi. waaw mais à part loolu tam damay nekk ci ay yëngu man damay am suma yëngu bopp. yoo xam ne ci cadre business la. waaw am suma benn rakk boo xam ne au passage maa ngi koy ñu Moussa Diouf à la Médina. mais ñun ñaar foo ñu gis dañuy tërërëre dañuy wax da ngeen di dox rek fekk doxuñu rek. waaw dañuy nekk ci ay yëngu. léeg-léeg congaan dina ñëw am conteneur am bëgg ñibbi. ñëw jox ñu ko ne lii ak lii laa ci bëgg lii léegi tam ñun tam am nañ suñu ay projet bopp tamit. très bien c'est clair. waaw alors muy lu am solo grand Léo bu ma la doon laaj aussi loo xam ne vraiment théâtre apportel na la ko ci loo xam ni jamono booba nga koy dund surprise la woon ci yow lan la. dama gën a gëm sama bopp. def na ci yow nga gën a gëm sa bopp. gën a gëm sa bopp ba pare xam fi ngay teg say tànk. xam na ngay waxee bu public ñëwee. ba pare wëlbatiku am na xam-xam boo xam ne may moom ko ba mu koy wàccee ci ñi nga xam ne ñooy xale yi. ba pare wëlbatiku notoriété may na ma ko. parce que nit ñi xàmmee nañ ma ba léeg-léeg boo duggee ci oto doo fay boo demee ci service yi comme ni ma la waxee ak yooyu. dañ la xàmmee ay nit ñi tam di nga toog ñu doon say am di jàmm say fans. jékki saa romb la nii rek jël gaa ne la kii daal gannaaw dama kontaan ci yow maa la ko may. très bien. milieu bi ñu bari jàpp ni léegi dafa am lu ci nekk muy mafia bu nekk ci biir ndax loolu am nga ci idée wala tamit gis-gis boobu gis nga ko ci. mafia. production yi bari na producteurs yi bari na cinéma yi bari na mais ñenn ñi dañ jàpp ni daal dafa mel ni am na benn mafia bu nekk suuf. bon man nag xam nga comme dama jàpp sama ñàmbur. xam nga. mais par rapport ak li ngay gis certainement ñu koy produire par rapport ak li ngay gis jamono ji ci production yi askan wi di seetaan aussi du ñàkk am na loo ci mën a jàngatee yow en tant qu'acteur culturel. non produit yi nga xamante moom la ñuy kii yëpp man je me dis que ni déjà man gis naa ci yoo xamante ni peut-être su doon sama sago gars yi dañu koy seetaat ci li nga xamante ni mooy jàngat quoi vulgaire bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a imposer. wax ju tegginewul col yi ñu tegginewul yooyu yëpp da nga koy gis léegi ni boo waxee nag ñu ne nag de gis nga ñun dañoo roy ba gën a pire ñi nga xamante ni ñoom la ñuy roy dañu am suñu ay réalité yoo xamante ni moom la ñuy dund fii loo xam ni moom la ñu am na ñoo xam ne wax ji nag du leen neex mais man tout ce que je dis j'assume dama ni dafa am loo xamante ni bu nu ko wàccee yoon gi rek bu nu jëlee yoonu jàmbur dinañ ko gis bi boo nga am ci ay prix am ci ay raaya mais dama am njaboot
man tout ce que je ferai bu soobee yàlla dama ciy sóoraale sama njaboot. d'accord je pense que loolu wane ngeen ko ak li nga xam ne mooy doomu gaynde bi ma bëggoon a ñëw léegi doomu gaynde originalité am ci askan wi wax dëgg yàlla ñu bari ci ñoom safoo ko quand même ngir originalité bi nga xam ne mu ngi ci mais aussi ndax loolu du benn défi rek di wane ni man ngeen def théâtre bu normal lu jaar yoon lu xam ne day dëppoo ak suñu culture te vulgarité du ci feeñ. wane na ko. ok au passage Mass ñu koy gërëm di ko sant. parce que déjà écriture bi ba pare originalité bi yow yaa ko man déjà man ba ma ñëwee wàcc fa ñuy jouer rek laa ne non kii day dem prix boo xamante doomu gaynde fii amul benn prix boo xamante ni que ça soit les acteurs que ça soit le décor que ça soit réalisation que ça soit doomu gaynde dafa dañ ko war a primer sur tout. surtout parce que liggéey la boo xamante ni originalité ça sort de l'ordinaire bokkul ak li nga xamante ni moom la ñuy gis. ba pare njàngat yi nag dafa bëri mu am ay sous-thèmes yu bëri yoo xamante boo ci gisee football bi rek da ngay réer. boo tegee sa ci football bi rek wala xale yi kese. déedéet sous-thème yi muy traité dafa bëri tellement. ba nga xamante ci ay parents irresponsables yoo xam ne comme personnage bi nga xam ne aussi indi nga ko fa. moom laa incarné parents irresponsables. nga xool sama soxna mu doon jigéeni Sénégal ni ñu mel dóor katuwaar. ndeysaan dañoo gëm seen bopp. faalewuñu jëkkër bu yambar ak bu kii ñoom l'essentiel seen njaboot moo leen kii ba pare inciter xale yi pour ñuy jàngi tamit teg ci ba pare wane réalité yi nga xam ne moom la ñu wax sur la drogue nga xamante ne actuellement c'est la vérité. xale yi ñu war leen a sàmm ba pare wëlbatiku ñu war a def yenn saa yi nag xale bu bëggee dara càmbar ko bu fekkente ni mooy li gën ci moom ànd ceeg moom bien que day jàng xam nga ak yeneen ak suñu jàng mi tamit. parce que am na benn instant boo xamante il faut que ñu xool est-ce que tubaab rek la ñu war a jàng gis nga wolof bi bañ ko waxee Assane dafa comprendre résoudre problème bi. te ci langam la ko jàngee. kon nañu seetaat ñun tamit njàng bi nga xamante ni moom la ñuy def. yooyu bëri na ak yeneen. bëri na trop. nga nekk ci père de famille boo xam ni wax dëgg yàlla yëgul lu bari bu jaaxlee tey ñaari fan ñett xëcc bu teelam naan alors loolu je pense que aussi am na message boo xam ni war nga ko ci jàllale tamit ngir yenn parents yi nga xam ne ni souvent aussi taxawaay bi ñu waroon a taxawee wax nga ko jigéen moo koy taxawee. xam nga boo gëmee yàlla doo sonn yàlla bi mu bindee way dencante dafa am responsabilité bu mu jox baay am bu mu jox ndey. gis nga fuite de responsabilité weesuwul nga jël jigéen jox ko mu jël sa wàlla yow maanaam taxawaayu góor. góor day xam ni góor nga et puis bàyyi leen gis nga moo tax drogue baaxul. képp ku ci ne yàlla na ko ci yàlla génne ku ko xamul yàlla bu mu ko xam. day nuire à ta santé ba pare say njaboot dootuñu la wekk. irresponsable weesuwul père de famille bi nga xamante ni moom la ñuy incarner foofu te loolu dafa bëri Sénégal nag. moo tax jaaraama suñu jigéen ñi ba pare wëlbatiku moo ñoom ak góor yi nga xamante ñooy wër naan ay man su may ñaareel damay seet koo xam ne du kaa xaalis la yor ak yooyu yëpp fuite de responsabilité góor da ngay ñeme. très bien alors benn soxna suñuy wax Ngone Diouf depuis HLM Rufisque moom nee na personnage bi mu ko seetaane dafay laaj en temps normal ndax dooy utiliser li nga xam ne ni yaa ngi ko doon dégager nga baal ma si wax ji dooy naan sangara parce que tellement que personnage bi daf ko jaaxal mu ne ma yóbbante la boo xam ne Ngone Diouf nee na daal yóbbante bu mu lay laaj la. xam nga c'est pas la première fois. parce que fayu bi ma lay wax noonu. gars yi dañ doon xool sama bët yi quoi ak jooy yeeg yooyu quoi. ñu bëri di am na sama benn jarbaat bu nekk gars yi dañuy wax naan non kii day mandi. kii day mandi. kon yàgg nga ko dégg alors. waaw. am ñoo xamante ni dëgër fit sénégalais naan kii man de mais après da ngay toog da ngay ree loolu moo lay wan ni kon personnage bi jàll na. xam nga mais yàlla suturaal nañu ba njaboot fi famille bi ñu bokk. amuñu sax xel sañ-sañu naan dañuy jëfandiwuñu ko yàlla tere yàlla nañ ci yàlla musal. ñi ci ne nag yàlla nañ ci yàlla génne. amiin yaa rabbi ñi ko xamul yàlla buñ ko xam. xam naa pour jeexal rek grand dafa am loo xam ne aussi yéen ay icône ngeen ay leader ngeen ñu bëgg vraiment ngeen di sensibiliser xale yi mais aussi am ay message de motivation yoo xam ne aussi dañ koy jàng ci yéen ñun génération bi yëpp sa jaar-jaar lan moo la ci gën a marqué ci sa dund d'une manière générale. sama dund yi ma ci marqué bëri na sant yàlla rek. man daal man sama dund dafa man samay waajur tànk maa ngi leen di gisee alhamdulilah suma papa yàlla na ko yàlla xaar ci àjjana fii ak mbool sama xarit la woon. suma yaay moo fi ne man tànk maa ngi dund di ko gis. di gis sama soxna ak sama njaboot ak sama ñu parce que ñun yàlla dafa def këru lébu la. kilifa gi léegi ñu koy wax Ablaye Diagne di ko nuyu au passage ak njaboot gi yëpp. xam nga yàlla dafa def ñooñu ñi ñu jiitu ñi ñu jiitu dañu wane loo xamante ni yow
yow il faut nga am jom am fulla am fayda parce que ñoom loolu la ñu wane. kon ñun amuñu ko ma war ko inculquer valeur yooyu ñu topp ci man. xam nga moo tax li lay marqué day bëri na trop quoi mais l'essentiel est que man daal li ma gëm mooy. nanu góorgóorlu ci diine gi góorgóorlu ci waajur yi góorgóorlu ci njaboot gi. te dimbali nit te yàlla rek a tax. très bien jenta en tant que état jeune aussi ban moment nga xam ni moment de difficile la boo xam ne doo ko fàtte ci sa jaar-jaar aussi. yenn difficulté boo xam ne moom doo ko fàtte bokk na ci li la gën a épaulé aussi ci sa vie. waaw mooy xam nga léeg-léeg à un certain moment donné sànq xaw nga ko junj tuuti. léeg-léeg da nga daan toog liggéey bi du day tar ba instant bi nii. liggéey surtout ak Covid bi nii. nga yor njaboot waaye lépp dañuy waxatu ci yàlla rek. ne suñu borom la. da ngay toog ba si yàgg gaa yi woo la nga ñëw dóor sa waat ñëw toogaat. surtout nag boo amee soxna soo xam ne moo koy gërëm au passage. sonalu la ci dara. jàppale la ci lépp suturaal la. moo tax boo leen di jël soxna. seet leen ci ñi nga xamante ni am nañu diine moom laay wax ñëpp nag waaye man yàlla moo ma booleeg moom alhamdulilah te si ndigalu waajur ku defee ne loolu dafa dépassé. erreur nga de. waaw man si ndigalu waajur laa jëlee soxna te réccu ko benn yoon. am na solo pour jeexal grand Léo dafa am ñetti baatu olof yoo xam ne dama la koy laaj nga baaxee ko askan wi ndax gëm nga li olof yi di wax ni xarit am na gëm nga ni xarit am na. xarit waaw gëm naa ne xarit am na moom. lu tax nga gëm ko. waaw parce que léeg-léeg da ngay xarit. am nga xarit wala koo xam ni leer na la ni sa xarit la. non man am naa ay xarit. ok man awma benn xarit dama am ay xarit. lu tax nga jàppee leen xarit. xarit parce que ñoom gis nga moment yi ki nga xamante ni yow boo toogee boo ñëwee ne boo ne asalaamaaleykum rek xam ne ndax ça va ça ne va pas. ba pare wëlbatiku xamul ndax yor nga ak yorul yoonam nekku ci saa yu yoree mi ngi bokk ak yow. ba pare ak sa njaboot. ba pare wëlbatiku loo xewle ma nga fa moo fay jiit moo fay mujj. xam nga ñooñu ay xarit lañu ba pare boo newul ci dëgg dañ la naan nekkoo ci dëgg. waaw. alors ba pare ñoo ñuy àndal bi ñuy juddoo ba léegi. ñoom laay àndal. très bien sant yàlla. li gars yi di wax naan jamono ji ku amul dañ lay minimiser ci côté yu bëree bëri ku amul bokkoo ku amul kenn du la faale gëm nga ko. mais c'est la vérité. mas nga ko dundoo. non man nag mosuma ko dund mais je sais que ni c'est la vérité. xam nga. man moom nee naa la jikko lu bi la man dama am ful la am fay la man fa nga xamante ni wóor na ma ni gars yi dañ la fay jéem a indi ay kii. man dama fa dul jege. parce que ñooñu gëmuñu yàlla laa koy jàppee. boo gëmee yàlla xam ne nit yàlla da ko fonk ci doomu aadama li mu gën a yi mu bind yëpp moom la gën a fonk. yow nag nga jël ko di ko minimiser. am na solo moo tax it loo ci gis. grand Léo pour jeexal rédaction Senbuzz la grand Alioune Diagne xam nañ ko rawatina ci li nga xam ne moom la mujjee génne ak ki nga xam ni mooy grand Mass li nga xam ne mooy doomu gaynde moom rédaction Senbuzz da am ak jotaay pour jeexal grand bu mën a doon laaj vraiment loo xam ne tamit ñu bari ci askan wi du ñàkk aussi souvent mu nekk problème ci ñoom mas nga dund déception. déception ci wàllu. côté bu mu doon rek. bon je sais pas ndax déception la am déet waaye sama góor gi ba mu génne àdduna moom am naa lu ma kii de. kan la ci. sama papa. yee tat ñëpp xamoon nañ ni daf ma jege. daf ma jege waaw mu doon suma xarit waaw dëgg neex yàlla. waaye alhamdulilahi rabbil alamin sant inculqué lu ñu ay valeurs yoo xamante ni ba léegi moom la ñuy dawee te xalifa bi man mooy ki ma lay wax Ablaye Diagne. mi ngi koy jëfee te ñun ñu ngi koy gis. di nuyu ñëpp man yàlla daf ma wërsëgal ay mag ak ay rakk yoo xamante ni on est en famille. xam nga lébu gi moom c'est une famille. c'est une famille waaw sant yàlla rek. paa bi muy gaañu fekk na nga xaw a majeur tuuti yaa ngi def. waaw maa ngi matul tout récemment la absolument oui yàggul. li waral mu manqué la ban côté nga jàppee ni vraiment manquement la boo xam ne aussi du yomb pour yow pour nga supporter ko. waaw mais mooy koo xamante ni man sama idole la woon. ku woyof ku am sutura ku gëm boppam. ku bëgg njaboot ku am diine xam nga. koo xamante ni nu mu tuddati rassembleur la woon bâtisseur la woon koo xamante ni fonk nit. xam nga ku am sutura nag koo xamante ni ñun ba mu génn làqoo la ñu xam ne ndekete yow buñ ko daan seet fajar gi ma ngay seet ñi nga xamante ni ay kër yoo xam ne seen loxo jot seen ginnaaw. ñoom la daan jox te ñoo ñëw di témoigner. te man loolu laa bëgg. ba pare koo xamante ni ay mbana la doon taaj. te man loolu laa bëgg di ko ñaanal bépp jullit. amiin yaa rabbi waaw très bien sant yàlla. ndax manquement boobu gis nga ni dina xaw a yomb aussi jamono ji wax nga ko ngay père de famille tamit say doom soxla woon seen maam comme ni nga xam ne aussi soxla woon nga sa papa nga continuer di vivre instant bi nii. waaw alhamdulilah comme njaboot gi moom moo taxit du ma manqué di leen yóbbu ñuy seeti seen maam.
que ça soit à la Médina ou à Kaolack. très bien waaw. sant yàlla bu baax. grand Léo di la xamal ni vraiment amoon nañu mbégte ak kontaan encore une fois donte ni difficile woon na terewul vraiment nga accompagner ñu may ñu possibilité bi ci sama tour rédaction Senbuzz di la jaajëfalaat bu baax a baax grand bi c'était normal ñu seet si la ndax ay icône ngeen vraiment ci culture. alhamdulilah Thiongaan may nuyu rédaction Senbuzz bi yëpp. di nuyu ñi nga xamante ni ñooy seetaan Senbuzz bi yëpp. di ziar ñi nga xamante ni mooy famille Diagneen gi yëpp di gërëm suma yaay bu baax a baax du ñu ñaanal suñu papa way dawlu yàlla na ko yàlla xaar ci àjjana firdawsi ak mboolin jullit di gërëm suma soxna bu baax a baax ak njaboot gi ak Pape Demba ak Daara Kocc gi yëpp ak fi ñu mës a jaar yëpp ak Medina ak ñi nekk fii ak yëpp ak Maas tamit ñëpp ñu ngi leen di gërëm yàlla na yàlla dolli sutura gën ko barkeel yéen tam liggéey bi gën a barkeel gën a jëm kanam ba télévision bi ubbi yàlla mën na ko ci barkente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sant yàlla bu baax a baax jërëjëf ñu doon am mbégte ci am ak moom jotaay sur le buzz du web Senbuzz TV le grand Léo di leen jox dig daje ci lu yàggul dara ak beneen invité fi amaanillah